Dama leer that's hip hop nigga. Yaa ngi dégg that's hip hop nigga. Yo, much of it coco best guess it really pop. Street culture back, say they fake it really pop. Come on boy, that we rapping in the city. Tas ko ci mbedd mi dafay bat ma ci seen kër musuma tàmbali jàpp bit bi di xambali bokku ñu àndali tàkk fi weesul nemali yàgg ci one mix ak am son mënoo ci next da ngay am son kala raw kaka raw am son ka raw ni xala karaw bal ba daala boy caaroy mara yaa ngi déglu Trade FM 88.1 book seen kumpa bro bàyyil ma onde bi foofu flow ram skills and technique hip to hop beat one mix yaa ngi feel am son real DJ what's up Wesh your boys Fata FATA/El Presidente all the way of the West Africa. You know what I'm talking about. Keep it locked. You know, we my niggas over here. That's what up. Sister Jah represent Kimpi Corner number 1. Kalmos bësu tey doo tal mos leneen lu dul one mix yo microscope ate pala yo bëgg yu fu ghost pala jàppal ma am son one mix for life must do king of folk then come say nopp one moment just do my king of folk am song la one mix God said go in kan moo xam son kan moo am son 88.1 one mix what up Rosso hey what up kid Rijal aka Days of Color So bëgg son you dis and the check flow you fix amul nix dema ci one mix with my brother am song the big man show et du fenn fila Trade FM la one mix la 88.1 Queen Bees. Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. Watch this session at AOL. Alright, watch me get busy. Yo, 1010. Yaa ngi one mix ci Trade FM. Hey yo, old school and new school niggas woowee ma papa sa su ma newoon bëy ci game nga nekk taaman papa sa baleen dafay rëy ci yow ci man day mel ne pepe su jinne lu mu maget denc na ay feme su one mix am son Trade FM 88.1 du lundi au jeudi cash bref live and da amul lyrics ñoo ko kalko ci one mix ak am son AG1 This is your boy Chris Nico aka the singer dancer with my man am song ci one mix Trade FM la alright Chris Nico the singer dancer ñetti joomu benn mine anonyma biir Trade FM ak am song ci biir émission one mix loudness Guana Bass ak Omo Phoenix yeah rap rek ngay get niggas dégg ne la dama lay jox fréquence ne la 88.1 dawal 44 dawal 88 bul ma tëkkuno duñ lay tere nga bàyyi ko duñ lay ñaan nga fight ko bu la kenn nax dara besul fekk ñu ride ko déglul am son pour nga am ay son yu nice 88.1 one mix Rosso what up one love hey yo take the low shit or you take the low beat beneen style tey shit we kill the bullshit zit the one mix B.I.B. King aka Mother Rams man cleaner from Beyond Squad I study in the old school but I'm not the old man keep the mind up truth in Trade FM with my nigga am song yaa ngi ci biir nigga yeah I'm ga Arafat from Akhlou Brick Paradise Mbu where you are I'm ga am song on the mix like this Trade FM nga koy gent man yeewul foo nebul gent man 15 heures la lay jox la saan ba ngeen fër Yo Kumbi Sora mi ngi ci one mix ak DJ am son Trade FM 88.1 du fenn fii la bul zappé bro yaa ngi ci one mix ñoo lay one mix MLO from the work side yaa ngi get one mix ak am song you know what time it is Axel be similar ñoo ngi in the area Kalif Santana Magetu Jinne kala raw kaka raw am son ka raw ni xala karaw Yes. Okay. Yes, 88.1 FM, la radio des affaires et de la consommation. Salam alaikum à tous les auditeurs scotchés 881. Salam alaikum à toute la formation Amson. Salam alaikum à tout le Trade Family. Salam alaikum waa Sénégal. jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni heure bii bu jotee dañuy bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñëw kal ko ci Trade FM 88.1 di déglu sa émission hip hop one mix. Yes,
Yes, One Mix du lundi au jeudi, lundi et mardi la sélection musicale Made in Galsen Hip Hop culture urbaine. Mercredi avec l'actualité Hip Hop Made in Galsen. Le jeudi avec un groupe invité ou un artiste invité. Nous sommes aujourd'hui avec un invité. Et dina yaatu léegi yow mi di déglu 88.1 la radio des affaires et de la consommation. Ziar naa la nuyu naa la bu baax a baax di la bëggee bu baax a baax rawatina ñëpp ñi nga xamante ni dañuy bàyyi xel émission One Mix assurée par Amson sur la 88.1. C'est la station number 1 Trade FM, la seule radio qui parle que d'économie au Sénégal. Yes, live on direct c'est émission One Mix comme ni ma la ko waxee donc durant toute cette semaine ne woon naa la aujourd'hui dinañ nekk ak benn artiste boo xamante ni en tout cas nous on le présente plus dans l'émission One Mix parce que souvent ñi nga xamante ni dañuy bàyyi xel émission One Mix bi yàgg nañ dégg ay production ci biir émission bi yàgg nañ dégg aussi ay réaction ci biir émission bi il s'appelle Original Big Mo moo nekk ak ñun tey ci émission One Mix maa ngi lay ziar bro. yaa ñu dellu siyaar DJ Amson. mbaa lépp jàmm. ça va alhamdulilah. sant bu baax. waaw mi ngi cool. alors auditeurs yi nga xamante ñu ngi lay déglu aussi ak fans yi ak auditeur rajo bi ak ñi ci yàgg topp Big Mo ñu ngi à l'écoute mën nga leen ziar. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi déglu. ci biir réew mi ak ci bitim réew. di nuyu aussi waa Wakaam foofu laa jógee. dëggantaan di nuyu waa Njëgën waa commune bu Jandeer. alors voilà. Original Big Mo mooy sunu invité nekk hip hopeur rappeur di yëngu bu baax a baax ci game bi Original Big Mo ci musique ak kañ ak lu la influencé. li ma dugal ci rap dama doon déglu grand yi fi nekk. voilà nekk mélomane. di dem concert. su album génnee ma jënd ko. xamante ak mélomane yi. xam nga aussi jamono yi tamit créé woon naa sax benn groupe bu tudd Dundu Rap Galsen dundal ko ci Facebook bi. ok ba léegi mi ngi dem man maa ko créé woon c'était en 2009. Dundu Rap Galsen dundal ko ñu bëri xamuñu ko mais man maa ko créé. yeah mais mooy loolu. loolu baax na ñu xam ko aussi. exactement jamono yooyu mélomane laa lépp luy jëmale hip hop Sénégal kanam dama ci doon dox. di ci participer bu baax exactement. di dem ci concert yi xamante ak grand yi rappeurs yi ak xamante ak mélomane yi ñu xamante ñun ñëpp ñun ñu bokk mouvement bi. dëggantaan. au début loolu la woon. après ñu dem ba ay jamono. rap bi ngay déglu dem ba di la bindaloo ay texte. dëggantaan. ngay am amour bi yenn saa yi da ngay tëdd doo mën nelaw nga jóg jël big ak feuille di bind ay texte. yeesaay. voilà dem ba ay jamono nag waaw noonu daal laa ci duggee quoi xam naa soo gënee développé ma gën a yaatal. dëggantaan noonu nga si duggee loolu ça fait ñaata at mat na 5 ans mat na 10 ans depuis kañ la. ok parce que ma xool yàgg naa si rap Sénégal. parce que bi ma koy topp di ko suivre war na mat léegi 10 ans. oui mais yow bi may officiel carrément. bi may officiel pour wàllu nekk artiste commencé produire son. 2013 laa njëkk a génnee son. ok mais bi ma génnee 2013 son joxuma ko benn rajo. parce que dama ko génnee parce que boobu peut-être wóoloo sa bopp xam nga. xam nga yaay kan c'est normal. exactement yaa ngi soog commencé léegi dama ko génnee après juste jox sama gars yi nga xam ni ñoom ñoo ma xam. mais dañ koy déglu di la encourager ne la que talent bi mi ngi fii. soo ko gëmee après mën nga am dara quoi. ok voilà noonu la demee. loolu lañ moo la influencé ba tey nga commencé def ay production yu bëri. di toog ci rajo yi di nekk ci réseaux sociaux yi. di dem ci TV yi dinañ ci ñëw léegi léegi. en attendant ñuy ñëwaat je rappelle auditeurs yi que ñu ngi ak Original Big Mo from Wakam. Original Big Mo ci biir production jóg def dara ci la bokk on va l'écouter ñu ñëwaat léegi léegi. d'accord. jóg gëm dara wala si mën a génne jóg def dara jóg jëm dara jóg gëm dara wala si mën a génne àdduna bi dara yomb fi fa nga jóg jaante soo bëggee am fi bul nangu toog di xaar kenn ci lenn jógal bay sa waar mbokk boo si bëggee génn fa nga jóg xare daan saytaane bañ nooni ree bañ a toog di ñeetaane sa waar yaa ko moom kenn du la ko bayal xam nga nu mu demee góor moytu ko boyal xam nga li muy laaj waxtu baa ngi naaj balaa mbuus bi fàcc foog cër yi nàcc ñax du réer borom kon na nga góor góorlu gëm suñu borom bis ñoo nga falu sigil sa père ak mère am cër si famille bi noon yi nga weer ñu dem teer génnuñ ci famille bi soo rendee say noon say mbokk jeex fexeel xamee say noon soo bëggee sa dundu neex jóg def dara jóg jéem dara jóg gëm dara wala si mën a génne yes 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 jóg def dara
jóg jëm dara jóg gëm dara moo la si mën a génne yaa ngi Sénégal xam nga nu fi demee soo xëyul gontu woo da ngay bëri ay noon kon bul fi jéem a toog di xaar demee ubbil sa xel xalaat rek mu mën la sa yoon xëcc bu dagul dikk kon bul ma sa bàyyi jóg xëy jàpp te bañ a taay ak foo mënti nekk fexeel faay ba sut si àdduna bi da nga fi ñëw rek pour ut si bul nangu jël ndaare pee bi nga war a doon jóg xare même su tare te moytu def lu bon bul mandi bul gees te bul tu bon royukaay nga war a doon xamal sa yoon xamal li nga bëgg te xam li ngay bañ ku la woo ci lu dul dëgg nanga ko bañ dëgg moo njëkk te moo mujj ku la si kenn njëkk nde mooy mujj jóg def dara jóg jëm dara jóg gëm dara moo la si mën a génne jóg def dara jóg jëm dara jóg gëm dara moo la si mën a génne war bu mënti nekk tee ko ak ses deux mains liggéey tey ba dee noppalu demain war nga mën si gil ndey ak baay ci àdduna xanaa xamoo waajur moo yor sa àjjana àdduna sama waay gëm sa bopp la laaj balaa ngaa takk téere ndaxte mooy ngën gi gàllaaj am xaalis yomb na mais bu lew be jafe alal bu lew te barkel moom nga war a ñafe bul fi toog di ñee borom R plus 4 yi war nga mën a yeewoo ci R plus 5 yi bul fi toog di ñee borom 4x4 yi war nga mën a dawal xaama ak Ferrari yi yow mi nekk ci naaj bi maa lay jox loxo foo sëxatee incha pour ne la toxo gëm sa bopp nga def mooy tax a soori gëm sa bopp la laaj soo bëggee soori jóg def dara jóg jëm dara jóg gëm dara moo la si mën a génne jóg def dara jóg jëm dara jóg gëm dara moo la si mën a génne jógal def dara jógal jëm dara waxtu bi mi ngi naaj waxtu bi moom mi ngi naaj jógal liggéey nga jëm dara waxtu bi moom mi ngi naaj jógal liggéey nga def dara waxtu bi moom mi ngi naaj jógal def dara jógal jëm dara waxtu bi mi ngi naaj waxtu bi moom mi ngi naaj jógal liggéey nga jëm dara waxtu bi Yes, Jóg def dara signé original Big Mo sur la 88.1, la radio des affaires et de la consommation Trade FM ngay déglu sa émission One Mix. Alors su ma dégloo Jóg def dara dafa mel ni yaa ngi conscientiser ay jeunes di wax ak say moroom di wax ak say rakk di wax ak say mag maanaam daal képp koo xamante ni rek yaa ngi ci àdduna ba nga war a jóg def dara wala xaar kenn est-ce que ci logique boobu nga nekk Big Mo original. noonu la fa demee sax. parce que jóg def dara loolu quoi. kuy mag kuy ndaw parce que àdduna ku wax àdduna wax liggéey. donc parce que loolu la ñu fi yàlla wàccee mooy ñu liggéey ñu jaamu ko. donc liggéey jaamu yàlla la. te dafa am solo. loolu la quoi son bi ñëpp lay waxal man maa ngi ci biir yow yaa ngi ci biir comme ni nga koy defee nii yaa ngi ci waar bi. man maa ngi ci waar bi ñëpp lay waxal quoi. ku nekk gëm sa bopp aussi bañ a jéem a tarxiis wala dugg ci loo xam ni diine daf koy tere wala. boo ko defee lu bëri mën na la ci fekk loo xam ni après ay kaso ay yu kenn xamul. exactement nekk ci yoon bu jubbi quoi c'est vrai que tamit nekk ci yoon bu jubbi day metti parce que parfois bu dee wàllu am mën na yeex. mën na bañ a gaaw. mais après nga nekk ci ba dee. moo gën a rafet quoi après ngay dugg si yoo xam ne après daf lay sonal. donc loolu lay wax quoi nga jóg def dara xam nga mais teg ko tamit ci lu leer quoi. ci positif. ci positif. ok est-ce que aussi sa thème yi ngay woy souvent dafay rejoindre woy jóg def dara maanaam da ngay conscientiser di wax ak booy yi bu fekkee social la aussi nga woy est-ce que toujours si thème yi côté boobu lay gën a relater. waaw mais ko xam Big Mo xam ne bi ma commencé rap ak léegi. kenn déggagul presque ma def son boo xam ne ego trip la. man ci thème rek laay dox. c'est vrai que am na ay son ego trip et tout. mais bi ma commencé léegi son yi ma fi génnee lépp boo dee xool ay thème la. loolu quoi parce que chaque jour am naa loo xam mën naa ko wax pour dimbali sama bopp dimbali sama askan parce que su ma dimbalee sama bopp mooy dimbali naa sama askan te su ma dimbalee sama askan mooy dimbali naa sama bopp donc loolu quoi.
après moo tax xam nga ñu génn jóg def dara ñëpp lay waxal daal. dëggantaan live en direct c'est émission One Mix sur la 88.1 la radio des affaires et de la consommation Trade FM pour les auditeurs c'est le 88 628 73 73 88 628 73 73 boo wootee ñu jël en live en direct merci beaucoup ñi nga xamante ni également ñu ngi ñuy flow ci page Facebook yëpp notamment la page Facebook de Big Original Big Mo mais également la page Facebook de Amson merci beaucoup à Jemela Mia One Love salaamaaleykum ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ñuy suivre alors 88 628 73 73 en live en direct Big Mo Original la ñu nekkal sur Trade FM 88.1 alors original on va parler un peu ñu tëj parenthèse Original Big Mo ñëw ci culture urbaine en général Sénégal surtout rap galsen bi nga xamante ni moo ñuy intéressé naka nga ko gisee. rap Sénégal waaw bu dee damay wax ci li nga xam ne loolaa gis mooy. xam naa fi nga bëgg a waxee mooy que ndax mi ngi dox wala doxul. waaw exactement ban vision nga ci am loolu mooy mi ngi dox exactement am na lu dox am na lu doxul. parce que am na lu dox mooy tey artistes yu bëri parce que da ngay dégg grand yi di la wax que bu njëkk dañ doon am problème studio sax fu ñu enregistré. tey bu dee studio yi bëri na fii xam nga concert yi c'est vrai que bëriwul tous les jours mais lu mu bon peut-être am na artistes yoo chaque année nañ teg benn concert bu mag xam nga ku nekk yaa ngi sa ruxu di def dara booy ñu ngi bay home studio seen secteur wala seen kër wala luy fenn donc pour man mi ngi cool quoi mais problème bi ñoom mooy industrie musicale waxuma la rap bi kese mais amul Sénégal parce que tey boo jaayee CD tey mën nga jël 10 millions wala 5 millions nga investir ko ci album mais boo jaayee pour nga am 500 000 sa problème lay doon parce que léegi soo xoolee lépp mi ngi ci net bi quoi gars yi voilà technologie bi quoi. technologie bi avancé na de telle sorte que mënatuñu jaay CD. mais foofu tamit gars yi ñu ngi fay gagné dara. léegi waruñu créer yeneen affaire comme par exemple yow même bu fekkee ni amagoo album sax nga créer loo xam ni di nga ci mën a am revenu même bu fekkee bokkul ak sa métier mais côté musical comme def ay concert ay showcase. c'est vrai waaw loolu gars yi ñu ngi si parce que tey man bi ma commencé rap ba léegi musuma génne loo xam ne dama koy jaay. li ma génne yëpp single laa def te dama koy may gratuit. mais maa ngi ciy am dara si noonu la demee maa ngi ciy am dara mooy tey rap bi may def jëlee na ma Dakar yóbbu ma Fuuta ma dem tournée te xaalis moo génn tey rab bi may def jëlee na ma Dakar yóbbu ma Mbàkke ma dem concert te xaalis moo génn tey le 12-13 octobre maa ngi war a dem ginnaaw Dagana gaaya yow yaa am exclusivité bi benn festival bu am foofu xaalis mooy génn donc ñu ngi ciy gagné beneen côté quoi parce que xam nañu benn système lañu mën a def pour gagner ci dara voilà loolu quoi mais côté industrie moom amu fi quoi organisation bi amul organisation waaw amul organisation problème boobu la ñoom gars yi fii jaar loolu la ñuy wax problème boobu la ñoom parce que li tax loolu tamit mooy problème CD yi li tax mënul jar mooy aussi pirate bi tey da ngay génnee si CD comme ni ko gars yi di waxee taxaw ci forus bi waaye ñëw di la ko jaay donc Sénégal beneen support sax exactement lañ koy génnee exactement donc dafa nekk affaire bu doy waar te loolu état bi dafay toog di ko seetaan di xool gars yi jaay CD ñu ngi leen di gis si mbedd mi partout policiers dañ leen di romb gendarmerie dañ leen di romb xam nañu li ñuy def légalul ma dañ leen di bàyyi ci biir donc xam rek Sénégal doo comprendre gars yi tegoon nañ benn affaire si daanaa ko gis Sodav boo xam ni man gisoon naa leen sax au début ñu jël seen ay oto doon naa leen gis ñuy génn ci mbedd mi doon naa tase ak ñoom mais après amul suivi bi moom mooy des Sénégal mooy réew boo xam ni parfois dinañ am bëreet mën nañ am bëreetu gaynde mais après arrivé muus lay doon loolu mooy problème bi mais loolu noonu bu ñu taxawoon ba kenn du pirate benn artiste yi mën nañ am dara parce que boo génnee sa CD kenn pirate ko donc ku jënd kon original nga jënd yow artiste mën nga si gagné dara mais bu ñu la piraté mënoo ci gagné dara loolu moo tax gars yi di créer yeneen système yoo xam ne dañ koy teg affaire yooyu noonu voilà. alors maa ngi fàttali gars yi ñu ngi ak Original Big Mo sur la 88.1 la radio des affaires et de la consommation Trade FM sa émission One Mix ngay déglu am son Original Big Mo merci encore une fois gars yi nekkal ci page Facebook émission bi yëpp. ñu ngi leen di bégg bu baax a baax merci beaucoup alors auditeurs yi également ci 88 628 73 73 bu ñu participer aussi day gën a yaatu 88 628 73 73 live en direct am son Original Big Mo alors ñu dem Njëgën. waaw bu la neexee xam nga jigéen moom xam naa ne li muy représenté si yow lu bëri la. dafa leer ñu jox gars yi donc Njëgën ca kanam. Njëgën ca kanam le titre de la chanson signée Original Big Mo. yaa noonu la tudd. ñu dem Njëgën Big Mo. ñu dem Njëgën ñu dem Njëgën ñu dem Njëgën. ñu dem Njëgën kaay ñu dem Njëgën am na jàmm am na salaam Njëgën am na jàmm am na salaam kaay ñu dem Njëgën
na jàmm am na salaam salaam yëgën am na jàmm am na salaam jigéen ñi dañu taaru góor yàlla yi bàyyi faale xale yi dañu yaru njëgën ca kaw bu nen faale ñaata ñoo fi tukki uti génn dëkk bi tam si kaaw bi lu ñu indi rekk moo leen yëkkati mais yaa ngi si marché bi bés bu nekk lal di jaay gaa yi xëy gàddu gopp dox wu tëli ñaay dem bay wala dem arrosé su mango ñore ñu dem uti bu kenn dul gazé waa yaa ngi si penc mi ñoo ngi toog di waxtaan romb leen nuyu leen di dégg seeni ñaan fii gu xew la ñëpp jóg booloo def benn bolok takk baas ranger les seize ku nekk toog jàpp sa lees génnee carte yi di mariage teg ataaya xel li joxe dañoo nekk si mariage àllarba ma su jigéen ñi booloo joxe seen natt yi ajuma ñëpp génn àndandoo dem juma 17h nga sol sa dàll dem terrain entraînement am na jàmm am na salaam salaam yëgën am na jàmm am na salaam kaay ñu dem yëgën am na jàmm am na salaam salaam yëgën am na jàmm am na salaam tabaski ñu ren ni xari pare dem baalonte ak na nga jéggale même bu dee sa xol da doon bax yëgën jubboo bennoo déggoo teg si manko suñ ko defee wallaahi lépp lu ñu sóoru mën ko waruñu nangu des ginnaaw jot na njëgën jóg ci kaw yàlla moo bind ba noppi def différence koo gis jikko bu baax si moom def ko référence amul xeexante rayante amul bañante enante bëggee njaayeen caameen laayeen ak mbengeen kareyeen siiseen ndooyeen ak njóobeen buyeen fayeen saareen ak ñaaxeen ñaaneen sekkeen seeneen ak ngeen waaw kumba suñu maire yi jóg fajar yéeg si horaire yi dem ta ngeej daani doole su leen neexoon toog di xoole mbooloo mooy doole su fekkee xol yi lañu boole liggéey njëgën mu jëm kanam ñun ñëpp mooy suñu ndam ay ñu dem njëgën am na jàmm am na salaam njëgën am na jàmm am na salaam kaay ñu dem njëgën am na jàmm am na salaam njëgën am na jàmm am na salaam kaay ñu dem njëgën am na jàmm am na salaam njëgën am na jàmm am na salaam kaay ñu dem wakam am na jàmm am na salaam wakam am na jàmm am na salaam yaman original Big Mo sur la 88.1 njëgën ca kanam mu nekkoon titre son bi ñu doon déglu léegi dafay rejoindre un peu jóg def dara bi parce que yaa ngi ciy wax dóor waar yi nga xamante ni donc jigéen ñeek jeune njëgën ñeek ñëpp ñi dëkk njëgën dañ koy def mais aussi am na jàmm am na salaam njëgën lu muy représenté si yow waaw njëgën loolu yaakaar naa adduna bi xam nañ ko parce que foofu laa dëkk voilà comme foofu laa dëkk mooy sama village mooy sa origine exactement noonu la demee quoi loolu moo tax après ñuy def musique après ñu ni pourquoi pas ñu boole leen si parce que bi ñuy commencé du première son bi ñu def njëkk def du njëgën def nañ ay son dafay son mais après ñoom ñoo naan mais kañ nga ñuy woyal suñu dëkk dëgg la ma ne loolu yoon la dinaa ko pare mais bi ma ko defee àdduna wërngal këpp ñëpp dañuy joxe loxo dañoo apprécier waaw sérieusement parlé donc njëgën sama village dafa laa dëkk c'est vrai que nag maa ngi Wakaam parce que fi la job bi nekk studio bi mi ngi Dakar affaire yëpp ñu ngi féetee Dakar donc loolu moo tax maa ngi fii mais mooy sama origine quoi mais li nga ci wax noonu côté liggéey loolu dañ koy gis ci side boobu waaw parce que foofu ni ñu fasee jom ñi fa dëkk di dóor waar di jóg di dem fu ne exactement noonu la fa demee parce que xam nga njëgën village la te ku wax village wax liggéeykat ku wax village wax baykat wax sàmm wax napp donc loolu moo am foofu du ma wax njëgën sax mais dama koy généraliser ma wax commune de Diender bi ñoom noonu la fa demee quoi parce que c'est vrai que tamit juddoo ma fa parce que Dakar laa juddoo mais mooy loolu quoi exactement fa laa yégalee sama xale parce que bi ma fay dem ay 12 ans la am donc yàgg na quoi loolu la marqué foofu exactement léegi après da ngay ñëw fekk paa yi dañuy xëy dem tool jeunes yi noonu ñii maire yi suñu xëyee fajar ñoom ñi ngi dem marché ñi ngi dem Tëngéej ñii yeneen maire yi ñi ngi si biir village bi fa la ñuy jaayee donc loolu quoi loolu moo fa am ñu fas jom fa nekk quoi exactement 5 heures du matin la ñuy jóg wala 4 heures jël horaire bi dem Tëngéej dem jaay après 15 heures 16 heures ñu ñibbisiwaat ñëw seen njaboot léegi bu ñëwee 18 heures ñu demaat ci tool bi dem jëliwaat ay légumes indiwaat si kër gi importance non si est-ce que xam nga ni ñoom bu fekkee ni yàgg nañ ko def monde entier ñu ngi leen ciy rejoindre léegi tu sais pourquoi parce que léegi système u adduna bi loolu noonu lay doxee
maanaam da ngay yeewu dem si tool yi yooyu nga wax noonu produire jël production bi jaay ko ñëw defal ko si famille bi mais bien sûr ay Nations Unies ay FAO ci loolu la ñu nekk mais bien sûr donc njëgeen nag bu fekkee ne ñoom jiitu nañ leen si mention spéciale et chapeau waa njëgeen li tax ma si insister parce que ñun nous sommes une radio des affaires et de la consommation waaw dañuy rejoindre un peu ci thématique yooyu noonu moo tax bi nga woyee njëgeen ca kanam ma dégg ci loolu daf maa neex trop donc one love ñi nga xamante ni ñu ngi njëgeen waa njëgeen waa commune bu Jandeer bi yëpp ñoom tamit après bi ma jógee ci njëgeen defal na commune bu Jandeer benn son donc xam naa après nañ ci ñëw après waaw inchallah alors je rappelle ñi ngi ak original Big Mo merci Baba Soare mi ngi soog a ñëw noonu original Big Mo mooy suñu invité tey nekk ci émission One Mix ak Amson sur Trade FM 88.1 auditeurs yi ci 88 628 73 73 alors Big original souvent da nga doon def ay concert dégg naa sax daa nga def ay njëgeen ay show affaire yooyu est-ce que yaa ngi ci logique boobu ba tey bien sûr ñu ngi ci ba léegi parce que 4e jour Korité bi rek organisé nañu foofu concert man ak sama boy KBG maa leen di béggee bu baax voilà chaque année dama fay organiser concert njëgeen voilà concert yi métti na dépense yi waaw mënul yomb parce que xaalis la quoi musique xaalis moo koy def donc mënul yomb te amuñu sponsor amuñu lenn loo xam mi ngi suñu ginnaaw pour l'instant donc lépp ak suñu moyen de bord lañ koy defee suñu poste lay jógee voilà quoi alors nee nga ma yow yaa produire say son yëpp presque te son yi nga génne yëpp pratiquement da nga ko mayee surtout original Big Mo ci production lan lay doon yaa ngi waajal album yaa ngi waajal mixtape looy préparé sama projet bi ma bëgg njëkk a génne incha allah album lay doon donc wax mës nañ ci wax ma wax la ko wax naa ko fu bëri tamit maa ngi ci job bi maa ngi koy liggéey mais bu lépp sottee incha allah ñëpp dinañ ko yëg mais album laa bëgg a génne incha allah pourquoi yow xam nga souvent gars yi dañuy naan dañuy topp logique bi mooy génne mixtape wala benn maxi après soo ko def album mais yow da nga bëgg ñëw rek te album loolu sax du logique gars yi dañuy wax rek parce que pas logique bi mooy seen logique ñoom exactement tu as trouvé le bon mot seen logique ñoom mooy ay génne maxi mixtape album non loolu yàggu fi xew même pas 10 ans bi mu fi commencé am ak léegi Sénégal su ma fàttali ko wala li ma xam Canabasse bokk na si njëkk a génne mixtape wala mixtape ba moo gën a siiw c'était en 2007 donc boobaa léegi ay 10 ans lay doon mais album mu rap moo yàgg am Sénégal fii ay album ay compilation comprendre nga man bëgguma génne ay mixtape wala kii je dirais pas que bëgguma génne sax parce que dara nekku ci mais man su may génnee produit bi ma bëgg génnee album lay doon loolu laa bëgg quoi d'accord maa ngi ci loolu léegi ñu xaar ko d'ici quand waaw du ma joxe date nag parce que man ñëpp xam nañ ni donc lu ma wax rek dama koy bëgg a def inchallah mais maa ngi ci job bi waaw maa ngi ci liggéey bi bientôt quoi bientôt daal mais yaa ngi studio di nekk di exactement maa ngi studio di dóor aussi ñu si ay tournage clip et tout ok voilà jamono yi nga def benn son single mën nañ ko jàppee sax benn genre préface su album bi exactement mënoo ma taxal mooy titre bi dinañ ci ñëw léegi mais damay fàttali gars yi ñi nga xam ne ñu ngi déglu aussi di woote si portable yi jaru ñuy woote si portable bi mën nañ woote directement ci 88 628 73 73 88 628 73 73 en live and direct jokkoo ak original Big Mo Amson balaa ñuy dem nag ci mënoo ma taxal bi dañuy jox gars yi benn freestyle bi saf ñu tàngaru ko bi ok bu la neexee ndaw ñu ñëw ok am na ay feeg nigga bëgguñu ma siiw ma nigga taal sa radio dégg sama son sama clip ci sa biir télévision nekk ndaw nekk mag teel a am vision original Big Mo dama am ambition ku la ni mës na ma dimbali ne ko day teg men dafa lépp sama bopp nekk self made man bi may am 15 ans la tànn sama yoon kon wax ma kan mooy tax ba ma wàcc yoon dama gumba tax gisuma ku ma daxarab rappeur yi muuma looloo tax maa leen daxarab je défie quiconque soo dee nit maay King Kong xajuma sa kaw na nga taw balaa dal sa kaw soo bëggee raw feneen ngay aw fii du yoonu ndaw sama xel xalaat ma jël sama xalima xelli sama xel xaatim lu xóot xotti yoon bi brique di xelu xel ma caravasé avancé nekkuma ci danger musuma changé tëlu indi bi teg yëpp big daf koo bëgg a jël fi ma la teg mënoo fi jóg ni handicapé bu toog ci 16 numéro 1 bi man la kon jëlal numéro 16 rappeur yi cere foog Big Mo di leen si am na ay feeg nigga bëgguñu ma siiw ma nigga mais seen papa sax Big Mo moo ko gën a siiw Big Mo moo ko gën a siiw forever am na ay feeg nigga bëgguñu ma siiw ma nigga
mais seen papa sax Big Mo moo ko gën a siiw Big Mo moo ko gën a siiw forever toppal fële doo sama gaayan gëmoo ma mais maa ngi fine maa mën ko dul lil wine du ma tux pour am it wala boog di naan wine yàgg nañ ma tegal doo daan ba koy maasale tey ñoom la seen batterie faible di xaar ku leen maasaale ki war a diriger rap mondial kala budul man su dee rap way technique ak bind la laa mënul man li ma mise mooy sama bakkan rap bi laatee maa ko attan même su wexee xati di wextan bul dugg si Big Mo day leb say fan man la xale yi taamu ënd bi di ma jaamu am na ñu may fakastal mais du tax ma daanu à part bés ba may dee man mënu ma daanu même si li ngay joxee ndoxe non kon foog ma naan ko Big Mo yore bu baax bi non kii foog ma daan ko bu sel fële Big Mo day jàll par force su dee déggloo ma kalak sone pimpin sama yoon a leer ndax yor naa sama torse wuteeg ñoom ne xaraa ñeeni karaw bu am tintin dama kumba tax gisuma ku ma dakarab rappeur yee muuma looloo tax maa leen dakarab rap mën naa ko di lakkale jàpp MC di taakale seen lamp fay ma taakale soo mëne war ma taakale gars yi lu ñu may baatale mooy big fu mu dem raatale chaque jour ma dégg Big Mo waa ji ni mu aay am na ay feeg ni nga bëgguñu ma siiw maa nigga mais seen papa sax Big Mo moo ko gën a siiw Big Mo moo ko gën a siiw forever am na ay feeg ni nga bëgguñu ma siiw maa nigga mais seen papa sax Big Mo moo ko gën a siiw Big Mo moo ko gën a siiw forever. Yeah. Yes, original Big Mo live on direct émission One Mix. Mais bro, yow nee nga ma doo def ego trip de mais soo bi moom sap quoi. Non, romb na foofu bi mooy maaman ñëpp génnagul. OK. Mais yow yaa am exclusivité bi en live quoi. Bi mooy maaman ñëpp. Te dafa leer maaman ci àdduna bi sax. Yamul Sénégal kese. Il faut être ambitieux. Original Big Mo sur la 88.1, la radio des affaires et de la consommation am son di la ko jox. Merci beaucoup tous les auditeurs. Am na ñu doon jéem a dugg léegi mën nañu ñëwaat ci 88 628 73 88 628 73 live on direct am son original Big Mo. Yeman nekk si line bi ñu xool ko. ok waaw kooku. Pape Café croisement Wakaam. Pape Café. sama kaas suñu kaas yow. waaw activé sa bul tuut ma envoyé la ko. waaw activé nañ man ak am son. yow mooy loolu kon yéen a ngi déglu émission bi. bilaay ñu ko déglu gars di la bëggee barke Serigne Touba. waaw maa ngi lay déglu bëggee bu baax di bëggee waa croisement Wakaam bi yëpp ak waa Wakaam bi. bilaay gars yëpp a ngi nii taal seen rajo yi jàpp Sénégal di la déglu bilaay. dëgg la kontaan naa trop. li yaram moo neex barke Serigne Touba. dëgg la merci beaucoup Pape Café merci beaucoup Pape. yow ñoo far. Abdou bilaay ñu ngi lay bëggee. dëgg la kontaan Paco. oui mi ngi ñëw gars. Yaman waaw taal lañ bultu fi. bilaay walaay gars yëpp a ngi toog di la déglu nii bilaay. ziyaaral ma gars yëpp man tamit maa leen di bëggee bu baax a baax. waaw ñoo far jaajëf Pape maa lay bëggee di bëggee waa Touba sa waa dëkk. allo Pape. bilaay walaay. jaajëf Pape. waaw yow xamante nga ak artiste bi. waaw. loo ma mën a wax ci moom ci côté jikko. allo. waaw ma ni loo ma mën a wax ci Big Mo rek ci côté jikko bi ak yooyu. non moom macha allah jëriñ. bilaay. bilaay yëg leen nit barke si Ndiaye fu ñu romb dañuy bëggee day taxaw otom bëggee ñu. Yaman te li muy def aussi daf ko gëm. dëggantaan. bilaay ñu ko dañ koy ñaan rek ci barke Serigne Touba li muy def moo xam li mu bëgg moo xam yàlla na suñu borom àggale fi mu bëgg àgg. amiin merci beaucoup Paco merci ñu ngi lay jaajëfal. Merci 88 628 73 live on direct am son Big Mo alors original Big Mo ci information ñu amoon dañu déggoon ni aussi yaa ngi doon waajal benn show public bu au niveau de Wakam fu mu si toll. si loolu c'est vrai ñu ngi nekk bëgg a def benn concert fii ak décembre. donc ñu ngi waxtaan di xool. mais bu ñu jàppee date rek yow si ñi koy njëkk yi ngay bokk. waaw dañu bëgg a maye benn concert gratuit foofu ci grade bi. d'ailleurs sax sama boy yu fa organiser concert le 15 mi nii. donc wax nañ ma ko ci invité laa bokk na ko gars yi pare 15 septembre ci rond-point grade Wakam. ñu ñëw ci concert bi. mais man maa ngi waajal benn concert moom dama koy maye fii ak décembre incha allah. ñu ngi ci toog man sama gars yi di waxtaan. donc date bi la ñuy xaar pour jàpp ko rek comme ça publier ko. alors instant bi dafa am ci label boo signé wala dafa am ñooy joobal en collaboration. waaw instant bii autoproduction laay def. parce que maa ngi doon job ak Bril Fight Fo avant loolu maa ngi doon job ak Papis benn grand bu dëkk Wakam. après may job ak Bril Fight Fo de 2014 2017 maa ngi woon ci Bril. mais collaboration la woon autoproduction la woon donc damay ñëw fay ñu defaral ma. mosuma signé contrat ci benn studio. ba nii signé wu ma fenn. mais samay copains rappeurs ñoom aussi maa leen di shout out ñu ngi tudd Mystic Soldier. ñëw bi benn studio Kër Massar. après tegal ma ko expliqué ma balaa ñu koy teg sax lañ ma expliqué que dañ bëgg bee studio. bi mu paree ñu wax ma ko et tout donc fa laay jobee ak ñoom. mais ba léegi ci côté producteur yi ku soxla Big Mo
waaw pare nga pour liggéey ak yenn producteur. mais bien sûr bu ñu gisee koo xam ni après tegal nañu lu leer. comme ça bu ñu ci liggéey ñoom ñu gagné ci man ma gagné ci. pourquoi pas ñu job parce que àdduna bi ay link rek moo ko yor. bien sûr voilà loolu kese la quoi. ok alors léegi dañuy ñëw ci mënoo ma taxal bi. dañ koy déglu ba pare. exactement après ñu commenté ko. d'accord. Dis ce que tu penses, fais ce que tu veux. Parce que quoi que tu puisses faire, y'a des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Yenn saa yi nit dalay bañ te doo ko def dara. Loolu am na fi yenn saa yi nit diñ la loo xam ni doo ci dara. Loolu gis nañ ko fi yenn saa yi nit dalay bañ te doo ko def dara. Loolu am na fi yenn saa yi nit diñ la loo xam ni doo ci dara. Mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënuloo ma tilimal tuuti nga si tuuti nga si tuuti nga si xamuloo fooy taxaw. Mënoo ma taxal non non mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënuloo ma tilimal tuuti nga si tuuti nga si tuuti nga si boy xamuloo fooy taxaw. Mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man. Mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man. Man balaa may juddu ci la sama yoon set wecc sama papa moo ma jur waral munu ma xees pecc sama papa ak sama yaay xàll nañ yoon bi ba pare dama si yokk cere dolli ñeex te sa mu gën a kaare bëgguñu ko am bëgguñu ko man bëgguñu ko xam ñii dañoo soxor bëgguñu ko am bëgguñu ko man bëgguñu ko xam ñii dañoo soxor ak koo mën a doon dina am ñu la bëgg ak koo mën a doon dina am ñu la bañ. Yeah, yeah, yeah. Ak koo mën a doon dina am ñu la bëgg ak koo mën a doon dina am ñu la bañ. Yeah, yeah, yeah. Na nga wax sa xalaat na nga def li nga bëgg ndax loo mën a def dina am ñu ko bañ. Na nga wax sa xalaat na nga def li nga bëgg ndax loo mën a def dina am ñu ko bañ. Mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man. Mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man. Mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man. Big man maa ngi fii de Red FM ak am son 88.1 waaw waaw waaw. Yes, live on direct sur émission One Mix mënoo ma taxal très belle chanson signée original Big Mo. Alors avant ñuy ñëw ci son bi proprement dit dama gis techniquement da ngay allier way ak rap bi xaaral ñu jël auditeur bi ba pare. Allo waaw. Ça va. Ça va bien kooku. man la Khadim Fall. Khadim Fall bi noonu. kooku sama frère la. doom ndayu Big Mo. waaw loolu dafa leer Khadim Fall. waaw naka la gaan. borom dëkk ba nu mu tuddati sax Ndengler. Ndengler xombal. ak Wakaam. waaw dëgg la naaj sax. waaw ça va alhamdulilah mbaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi lay bëggee de maa ngi nii toog sama oto di la déglu. dëgg la maa ngi dellu bëggee bu baax Khadim. waaw di la bëggee de gaan yow li ngay def xam nga borom baax nga quoi. non yaa ma gën ci yow laay rafetlu. non yow da nga baax parce que suñu baax ma yow borom baax nga gaan. waaw borom baax yi ñooy xamante nag. bilaa walaay talaay. yeman jaajëf Khadim. mais naka la mais li ngay def naaj sax ñu ngi bëggee. dëgg la merci Khadim ñu ngi taxale rek. waaw yow yaa ma gën a xam yow ñu ngi sa ginnaaw dégg nga. dëgg la loolu dafa yàgg xam naa ci dara yow ñun foo ñu woo ñu wuyu si la ñu ngi sa ginnaaw parce que yow borom baax nga. dëgg la ñoo far yow daal yaa xam ne la bëgg yàlla na la yàlla fay. allahumma amiin merci Khadim. allo waaw. Khadim. waaw. alors noo gisee thème mu sa waay musique yi muy woy thème bi. kan sa waay.
xanaa bëgg njëgën rek. man moom xoolal boo bëggee sa dëkk moom man dama lay bëgg. waaw loolu lu am solo la ñun amuñu lu ci sunuy village quoi. dëggantaan. moom daal yàlla na ko yàlla fay moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. amiin merci beaucoup Khadim. ñoo far yow jaajëf merci Khadim kontaan naa ci appel bi ci woote bi 88 ngay def 628 73 merci Pape Café merci Khadim Fall ak ñeneen ñi nga xamante ni yëpp ñu ngi ci yoon bi ak ñii di waaj a ñëw ak ñi nekkoon ci instant bi alors dama ni da nga allié bon ñu jëlaat auditeurs yi parce que aussi si lañ bokk. waaw c'est ça salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. jaajëf kooku. dégg nga waaye man Aliou Cissé. Aliou. maa ngi lay déggee. naka waar ngeen. waaw maa ngi sant gars yi naka waar yi. lépp jàmm. soo feex kay. kon yéen a ngi déglu émission bi. waaw ñu ngi koy déglu kay instant ñu ngi toog bàyyi xam nga jël écouteurs yi def ci nopp yi di leen déglu. dëgg la kontaan naa ci woote bi Aliou. waaw ñoo la raw foofu ba Serigne Touba. kontaan naa ci woote bi ah. macha allah waaye li ngay def am na solo neex na trop. jërëjëf merci beaucoup merci Cissé. waaw wóor na yàlla. merci beaucoup Aliou merci beaucoup Aliou. waaw sa kaw sa kanam rek yow moom borom baax nga. incha allah yàlla ñu ko yàlla defal. yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. gars yi nag instant ñëpp ngi toog nii xam nga di la patienté wu di la déglu normal. dëgg la feeñ na parce que yéen a ngi woote. Aliou kon yéen a ngi koy déglu c'est vrai. Aliou mbaa tegaale ngeen caayin bi rek. non si naa yi lépp a teg. kon ñu ngi ñëw léegi ngeen. café gaa ngi teg. ok bu ñu jógee fii fa la ñuy mbiij. fa la ñuy mbiij léegi. fa la ñuy ñëw léegi naan café. ok merci beaucoup. waaw. émission bi jeexal yéen ñaar ngeen ànd rek bu ko defee yéen ñaar ngeen préparé ngeen ñëw wakaam. incha allah moom wakaam la dëkk. jëm yi wakaam la dëkk. loolu dara ñu ngi nii di teew léegi. amul benn problème café gi gars yi ñëpp ngi lay bégee. war na Serigne Touba yow moom borom baax nga sa kanam. dëgg la jërëjëf Aliou jaajëf allo allahumma amin. allo. dégg waa naka waar. waaw sant alhamdulilah. jaajëf kooku. yaa man la Ségal depuis Wakaam. aca waxaatal tur wi. Ségal. kooku Ségal Séga Ndiaye. Séga. naka la. waaw naay Séga. lépp jàmm. ci loo nekk. ñu ngi nii rek di kërti. yéen a ngi déglu émission bi. waaw ñu ngi koy déglu en live. dëgg la loolu rafet na. waaye ñu ngi bëggee bu baax waaye. waaw jaajëf ñu ngi déglu bëggee bu baax. waaye li la jàpp taw baax dina baax. incha allah yàlla baax na. waaye bëggee waaye di moom borom baax la yow. waaw mais ñoo far Séga. ziaral ma gars yi. merci beaucoup Séga Paco Aliou Cissé Khadim ñoom ñëpp ah. Yéman ak Aliou bu baax ak Aliou ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi à l'instant à l'écoute di participer waale aussi am na solo. alors dama la wax nii da nga allier donc way bi ak rap bi. amalu la indilu la benn inconvénient techniquement ci sa liggéey. non parce que dafa tax sax ma def différence. dafa tax ma def différence ak yeneen gars yi. parce que damay nekk studio. di dugal ay son yenn saa yi artiste di ma fekk. di ma encouragé na ma booy da nga mën way quoi. del incité ci way bi dose gi la mooy loolu moom du ma bàyyi ma fenn loolu la may wax ne moom moo. man su ma sañoon sax da ngay bàyyi rek di way rek. parce que tellement son yi ngay def boo wayee man da nga may gaañ quoi te moom rappeur la ko man. donc c'est vrai que kon gars yi li ñuy wax que nekk na quoi. loolu moo tax damay incité saa yu ma génnee son damay bëgg indi évolution. mooy da nga may gis ma rap ma way. parce que son bi nii ñuy waxtaane nii muy mënoo ma taxal bi ñu nekkee studio di ko prise. bi ma dugalee voix ba pare ñu toog sama waa ji di ko mixé half boy maa ngi koy bëggee au passage. dafa am benn gayaan bu ñëw studio toog nii jékki-jékki moom xaw ma quoi. après gars yi ne ko sawaay mooy def son bi. mu déglu ba mu yàgg dégg yeneen voix ne ma mais lii après mu laajte lii kan la ñu ne ko moom la waat. mais barke Serigne Touba mais daf ko jaaxal quoi. dëgg la parce que xam nga rek évolution bi ci am quoi. way fii yéegal wàccal. man loolu laa bëgg di def. mooy soo dégloo sama son. da ngay dégg fii ma yéegal fii wàcce fii. waane ci daal ci gàttal. wane ci technique aussi. man loolu laay bëgg di def. ok en tout cas démb man bi ñuy publier émission bi. am na benn mélomane bu critique sax. boo xam ni dafa critique carrément ci hip hop. bi mu gisee original Big Mo laa invité daf ne ma noo am son. yor nga artiste bu mën way. te kooku dafa critique. man xam naa ko bu baax. ma ne ko donc voilà loolu li ngay day confirmer li nga doon wax léegi nii. artiste aussi waroo am frontière waroo am limite. ci ay technique man nekkuma si géemu kenn. nekkuma si hip hop kenn man sama hip hop laa nekk. mooy que li nga xam ne yàlla may na ma ko muy talent. dama koy génnee ba adduna bi yëpp gis ko. te li ñu dégg guum yëpp nañu xam ni maanaam bu doon géej kaas rek laa tànk non du caaxaande. man li ma génnee lépp. ma rajo laay wax àdduna ñoo may déglu. bu doon géej nañ xam ni kaas rek laa tànk parce que li des incha allah bu génnee. mooy gën a diis mooy gën a kii te ñu ngi ci loolu quoi. ok pour souffler un peu ñu demaat ci production originale Big Mo yi. cette fois ci xaalis la ñuy déglu ah. waaw nee naa la ñu rajo business lañ. rajo affaire lañ. donc xaalis bi daf ñuy intéressé. ñu dem ñëwaat je rappelle également auditeurs yi mën nañ def toujours 88 628 73 73 88 628 73 73 boo ñu woowee ñu jokkoo. ok yàlla nañu yàlla may alal bëri te la xaalis mooy suñu at waaw xaalis
réew mu nekk ni mu ko tuddee xaalis soo ko amee lu xew yow lañ koy tuddee bëgg xaalis moo tax këlëg dafay agressé ku ñu bëgg a tëj sa gémmiñ kaañ lañu lay graissé Messi ak Cristiano boo sañoon mel ni ñoom nekk star si lool doo am problème mu koom xaalis moo tax maam Seexu Gueye di théâtre si moo bëgg noos tekkos biir grand théâtre xaalis moo tax mer bële ubbi restaurant di jaay ñi encaissé xolal nit ñaa ngi ran xaalis moom su ma ko amee damay changé ba nga waaru jënd oto tabax kër am soxna bu taaru yóbbu sama yaay maaka tabax école ak jàkka xaalis moo tax apprenti taxaw di laaj paas kee wër di jaay yére dàll barada kaas xaalis moo tax dégol di ñafe pour booy ñaa bu tegee si làmb ji seen ceeb moo si xaalis neex na ok xaalis neex na ñëpp a ko bëgg koo ko jox mu jël walaay ñëpp a ko bëgg xaalis neex na moo lay dofloo di la def loo moo tax ngay liggéey xaalis soo ko amul sa àdduna yëpp ay géey sa alal mënta bëri nag ba nga doyal si boo amee dañ lay wëri nag ba nga doyal si xaalis def ko nettoyeur moom muy fobeere kële mu soppi kook sër muy taxaw si are xaalis soppi na ay góor def leen ay jigéen ba seen moromu góor yi jàppee leen ay jigéen soo amee xaalis loo wax dañ koy dëggal mel ni taalibeeg sëriñ bu joxe ndigal soo amee xaalis mairie bëgg nga takk seen doom boo ñàkkee ñaan jabar fii kenn du la may seen doom gis ku yor xaalis réew boobuy dox di walis que lu yor te kuul te li mu yor xajul ci walis soo amee xaalis ñu bëri dañu lay nawloo da nga ko sàcc wala nga triandé ko du tee nga am gawlo gëm yàlla tax boo koy jaayantee ci franc-maçon te mënoon fi bàyyi lépp dem doon franc-maçon xaalis neex na ok xaalis neex na ñëpp a ko bëgg koo ko jox mu jël walaay ñëpp a ko bëgg xaalis neex na moo lay dofloo di la defloo moo tax ngay liggéey xaalis soo ko amul sa àdduna yëpp ay géey soo amee xaalis da ngay am baat foo nekk dinañ la kóol dinañ la laaj dinañ la seet foo nekk xaalis moo tëggoon combat Bombardier Balla Gaye ci laaj course la ñu rey te Tidiane Balla Gaye xaalis neex na Youssou Ndour soo ko amee nee ci nguur dañ lay toppatoo ni buur fuñ la fekk da ngay suur xaalis moo tax gaay bëgg tukki génn réew mi ku si ñëw yor balance of money nag si biir réew mi am nañu bëri boo leen gisee da nga leen di yërëm amuñu compte fenn te ñoom denc ñu dërëm xaalis moo tax gaay di dawal kalandoo soo amul xaalis sa buntu yëpp ay kalandoo am na ñu bëri yàlla du leen may fii si àdduna day bàyyi ba ñu dee rek mu dugal leen aljana xaalis moo tax foo ma raay di liggéeyaate liggéey nit mu dee fàtte ni yàlla dina àtte xaalis neex na ok xaalis neex na ñëpp a ko bëgg signé Big original Big Mo sur la 88 allo. oui allo am. waaw. doo lay siyaar. oui fii la ëppee bro. di la bëggee bu baax. jaajëf bëgg naa la man aussi. di rafetlu invitation ci Big Mo. merci beaucoup man. merci jaajëf. di ko bëggee bu baax a baax a baax artiste bu talentueux la. jaajëf merci beaucoup. man muy def cool pro la quoi. kookal la tur bi. waaw en ñaa la. Nourou ñaa bandi dëgg. bëggee naa la bandi. waaw mais dellu bëggee naka wakam. ñoo ngi nii relax bu ndaw rek. kon yéen a ngi déglu émission bi quoi. yàgg na yoon la. waaw loolu rafet na loolu rafet na. loolu rafet na frère. ok am. yamaan. ok ñoo ngi bëgg am bu baax waaw mais Enya. waaw am mais da nga raar bro. waaye numéro bi ma réer baay. dëggantaan mais lépp jàmm rek. oui sant yàlla bu baax. waaw kon rafet na. merci beaucoup Enya ci intervention bi 88 628 73 73 88 628 73 73 alors ñu ngi woon ci xaalis. original Big Mo. donc xaalis moo tax lu bëri ñu koy def mais yow ci côté personne da nga nekk rappeur musicien. way rap mais en même temps nga allié ko ak sa job di utaale morning à côté. est-ce que nekk ci game bi rek war na tax nga bañ a topp leneen quoi. ok artiste la aussi nekk chauffeur. parce que damay dawal clando. bien sûr loolu am na ñu ko xam am na ñu ko xamul. parce que d'abord balaa may def musique sax yàlla dafa defoon ma jàng métier ba am sama métier. donc mënoo xëy nga sànni ko. donc sama métier tey moo ma dimbali sax may mën a def lu bëri. parce que depuis ma commencé def musique ba léegi amul ku mës a yëkkati dërëm ne ma am defal sa musique. ku bokk du xarit. donc lépp lu ma def man sama xaalis la génnee sama poche. mooy autoproduction bi nga doon. exactement loolu quoi tey.
àdduna bi dafa toll foo xam ne sax yenn saa yi yor benn liggéey sax wóoratul surtout si Sénégal bi ñu nekk tey yenn saa yi da nga am benn liggéey nga jékki-jékki mu kal wala kii après yow nga kal donc boo ko mënee booleeg leneen ngay jàng boole ko comme ça nga nekk rappeur di jàng baax na nga nekk rappeur am beneen job tamit baax na parce que tey dama lay jox benn exemple boo xam ne États-Unis la muy comment dirais-je Eminem tey ñoo xool kii ba pare balaa waaw ba tey su la neexee allo waaw ça va. ça va très bien yow de yaay soxna bi njëkk a woote yow. ma ne yaay soxna bi njëkk a woote si émission bi de. waaw man la Adja ko. Adja 39. allo. allo waaw Adja 39 la. ah Adja 39 merci Adja. moom moom dina am lu kawe nga ko ci rab da ci sonn ay musul xaar bi la daf ko bëgg. dëgg la dëgg la. li nga bëgg boo koy encouragé da ngay neex parce que boo xamante ne bëggul lu ci def boo ko encouragé tam yàgg mooy loolu nit ki dafa bëgg lu muy def. dëgg la dëgg la. dëgg la Adja merci beaucoup merci beaucoup. dëgg la dëgg la. dëgg la merci Adja. yow ñoo far bien des choses à toi Adja su ko waxee dañ koy gëm parce que c'est une fille qui suit le hip hop. exactement da koy suivre depuis très longtemps donc su la encouragé wax témoignage yooyu aussi dañu koy gëm alors ñu ngi woon ci exemple Eminem. exactement parce que Eminem boo xoolee 99 ba 2009. moo jël meilleur album du monde. waaw meilleure vente. waaw 10 ans mu jël ko. te moom bi muy commencé di rap mi ngi doon liggéey di nekk si benn fast food. di jox foofu. donc pour wax la que ni tey man mën naa dem ba musique bi après dootuma tal mën na dawal oto. bien sûr mais à l'instant nii mën naa ko booleeg sama job parce que yaaxaluma dara. su ma may concert bu dee hors de Dakar damay dem. bu dee biir Dakar damay dem. te xam naa ne incha allah hip hop bi ñuy def ci rajo laa toog di ko wax. dinañ jëlee fii nii yóbbu ñu bitim réew. te yàggatul quoi loolu dafa leer. original bi moo sur la 88.1 alors 5 minutes moo ñu dese. donc dañuy tàggu gars yi nga defaale ay big up ñu tàggoo gars yi jandeer bi. parce que nga defaale ay big up. donc tund jandeer bi parce que moom mooy représenté njëgën bi ak side boobu yëpp quoi. moom laa defal gars yi donc pour 2 minutes après ñoo conclure. waaw ba tey su la neexee. Original Big Mo. Yeah. Original Big Mo am son ku nekk ci line bi allo. allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. Big Mo. waaw kooku. ça va maman Ndoye Ndiéguène. maman Ndoye. ça va yaa ngi ci jàmm. maman ci loo nekk. kontaan naa li ngay def neex. maa la gën a kontaan naa trop si woote bi. si loo nekk. ça va maa ngi nii maa ngi ci jàmm. yaa ngi Ndiéguène wala yaa ngi Dakar. maa ngi ginnaaw raay nii. yaa ngi ginnaaw raay. mais yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant naka waa ginnaaw raay. kontaan nañ trop macha allah. merci beaucoup maman merci beaucoup. yàlla yokk xam-xam li may gudd fa nekk rek wér la. allahumma amiin allahumma amiin kontaan ba manuma wax. yow ñoo far wala boog. ok. ñoo far nuyul ma waa ginnaaw raay yëpp. waaw nañ ko dégg. ok merci beaucoup maman kontaan naa ci woote bi. merci beaucoup jaajëf merci beaucoup Ndiéguène la dëkk mais mi ngi ginnaaw raay. ok voilà loolu rafet na. yaman baykat yi ak moodu yi génn di daan seen doole yéen a moom li back to the root dañuy dellu fi ñu jógee back to the root dañuy dellu fi ñu jógee back to the root dañuy dellu fi ñu jógee soo ko xamul woon man commune de Diender laa jógee back to the root dañuy dellu fi ñu jógee back to the root dañuy dellu fi ñu jógee back to the root dañuy dellu fi ñu jógee soo ko xamul woon man commune de Diender laa jógee ambassadeur u Diender ambassadeur u Diender yaa ngi yóbbu turu Diender fu ne ambassadeur u Diender ambassadeur u Diender ambassadeur u Diender yaa ngi yóbbu turu Diender fu ne ambassadeur u Diender bëreet ma yegsi jël micro taxi bëggee tundu Diender xam nga ñun nous sommes fiers yegsi Baye Njaay di soxna yi di jaay garab dundoy bambawaan xéewal saawaan baawaan yaa ngi ndaam loo fii kenn du la jaam loo yar murit njatti jaan booloo joxante loxo nañu déggoo àndu juboo suñu bennoo lu ñu bëgg am ko bér ca laan xaar yàlla ka yar jàmm gën bayax si la mbisaaw ca dem saar sañcu maam góor golam tax kër ma taar mbijëm siñi mbijëm lébu ku wax Diender wax nga lébu
Tor Jandeer njëgan waxal daara yaate DJ Chief sa émission kenn du ko tardé yaa ma njëkk invité rajo ma def émission waa commune bi yëpp woote yokku doole ci sama mission joor neen toolu saaxo tool njaga jóob Jandeer toj na lamb ji dem faran Njaay ak may jojo jërëjëfe Serigne Mor Njaay kare yow mi xàll Jandeer ba tey fi lépp leer jaraw lekk suñu yaay yéen jóg fajar yi si horaire yi dem si marché yi jaay lu ngeen am indil njaboot gi ambassadeur u Jandeer yaa ngi yóbbu turu Jandeer fu ne ambassadeur u Jandeer yaa ngi yóbbu turu Jandeer fu ne ambassadeur u Jandeer yaa ngi yóbbu turu Jandeer fu ne ambassadeur u Jandeer. Avec original Big Mo sur la 88 c'est émission One Mix ngay déglu am son di la ko jox Trade FM 88.1 à Dakar et un peu partout au Sénégal mais également un peu partout dans le monde via le net sur www.tradefm.net également la page Facebook de l'émission One Mix am son original Big Mo moo nekkoon ak ñun tey ci émission One Mix bi temps bi ñu cëraloon jeex na ñu ngi jaajëfal ñi woote ñëpp ma bàyyi la nga def benn big up ak message bu fekkee da ngay jàllale. waaw comme ni nga ko waxee temps bi peut-être moo gàtt sinon mënoon nañ gën a yaatal parce que sànq maa ngi jël exemple ci Eminem du ma jël ci moom kese bàyyi quoi parce que sénégalais la te comme ni mu doon def laa doon def mooy damay rap di liggéey donc bëri na artistes yu mel noonu tey rap bi da nga koy boole ak beneen business mu lay génneel xaalis nga siy investir parce que musique xaalis moo koy def voilà maa ngi lay bëggee di ci invitation bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ni woote nañu xam nga su ma limee du ma juum mais du ma matal di nuyu waa Njëgën bu baax aussi ak waa commune bu Jandeer bi yëpp di nuyu waa Wakaam di wax que waa Sénégal ñëpp nañu pare samedi bi inchallah le 15 septembre dañuy maye benn concert Enya moo ko teg moom mu woote na sànq ak Boy Kingzo si Y bi foofu man ci invité laa bokk voilà man maa ngi waajal benn concert boo xam tamit dama ko bëgg a maye mais bientôt quoi mais le 15 la gars yi yëpp ñëw voilà demain aussi mën nañu xaar 2STV voilà à partir de 17h suba waaw inchallah ci émission Aaru Mbedd wala non Tunkara moo ma invité xel ak xol à partir de 17h inchallah alors dina nice inchallah noonu lay demee noonu lay demee sunu confrère la aussi exactement exactement en tout cas merci également yow ci disponibilité bi di la encourager bu baax aussi ci sa projet yi nga nekk yëpp merci beaucoup carrière musicale ci ay clip aussi ci tournage clip donc def nañ benn teaser dugal nañ ko gars yi fan yi nii gars yi ñu ngi koy xool mi ngi tas fépp ci àdduna bi donc clip boobu mi ngi ñëw ak yeneen projet yi mi ngi ñëw quoi voilà mooy loolu quoi alors juste après moi le journal international bi ngeen di am ci wàllu koom-koom ñu leen koy jox ci Trade FM après aussi surtout programme bi jaajëfal nañ ñëpp ba beneen inchallah ciao Mr. Grégoire action Dis ce que tu penses, fais ce que tu veux, parce que quoi que tu puisses faire, y a des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Yenn saa yi nit da lay bañ te doo ko def dara loolu am na fi yenn saa yi nit ki nga loo xam ne doo ci dara loolu gis nañ ko fi yenn saa yi nit da lay bañ te doo ko def dara loolu am na fi yenn saa yi nit ki nga loo xam ne doo ci dara mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënuloo ma tilimal tuuti nga si xamuloo fooy taxal mënoo ma taxal non mënoo ma taxal mënoo ma taxal mënuloo ma tilimal tuuti nga si fooy xamuloo fooy taxal mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri man mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri man balaa may juddu ci la sama yoon set wecc sama papa moo ma jur waral mënu ma xees pecc sama papa ak sama yaay xaale nañ yoon bi ba pare dama si yokku cere dolli ñeex te se mu gën a kaare bëgguñu ko aal bëgguñu ko man bëgguñu ko xam ñi dañoo
soxor bëgguñu ko am bëgguñu ko mën bëgguñu ko xam ñii dañoo soxor ak koo mën a doon dina am ñu la bëgg ak koo mën a doon dina am ñu la bañ ak koo mën a doon dina am ñu la bëgg ak koo mën a doon dina am ñu la bañ nanga wax sa xalaat nanga def li nga bëgg ndax loo mën a def dina am ñu ko bañ nanga wax sa xalaat nanga def li nga bëgg ndax loo mën a def dina am ñu ko bañ mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man mënoo ma bañ ba mu metti ma mënoo ma bañ ba ma yëg ko man ndax ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri ñi ma bëgg a bëri man FM 88.1, FM 88.1, FM 88.1, FM 88.1, FM 88.1, FM 88.1, FM 88.